mbokk Thiénaba TV mi ngi jaar ci YouTube nag day kër goo xam ni dalloo na télévision yu bari waaye télévision ba ëpp fayda mooy ba ëpp ñu ko seetaan ba ëpp ñu ko abonné ba ëpp ñu cay commentaire kon mbokk yow mi seetaan ba pare aboneel ngir dolli ñu chance ñu gën a jëm ca kanam bësal cloche bi dara bañ laa raw waaye commentaireal ngir mbir mi gën a am fayda. mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñu ngi sant yàlla di julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di nuyu mbokku téléspectateur u Thiénaba TV di jiital ci nuyoo bi la xalif général Baye Serigne Abdourahim Seck di ko ñaanal yàlla na yàlla yàggal ko suñu kanam te wéral ko jël nuyoo kilifa diine yi nekk ci réew mi yëpp di ko teg ci loxoom wàcc ci njaboot gi nuyu Serigne Cheikh Amadou Seck imaamu ratib bu Thiénaba mu yóbbaale géew imaam yi nga xamee ni ñoom ñoo jàkkaarloo ak waa Thiénaba TV nuyu monsieur le maire ginnaaw bi ñu nuyoo le chef de village de Thiénaba jël nuyoo chef de village yëpp teg ko ci loxoom nuyu monsieur le maire Talla Diagne premier magistrat de la commune jaar ci moom nuyu monsieur le sous-préfet bu Thiénaba ba ci son excellence le président Macky Sall di nuyu téléspectateurs yi nga xamee ni saa su nekk ñu ngi am mbégte di ànd ak ñun waa Thiénaba TV tey ñu ngi taxawaat fii ci buntu mairie bu Thiénaba taxaw ak délégation yu am solo taxaw ak ki nga xam ni moo représenté monsieur le maire muy monsieur Adama Diop di directeur de cabinet waaye ñu ngi taxaw ak monsieur Assane Ndione mu taxaw fi ñi nga xamee ni ñoom ñoo jiite wàllu santé ci gox bi waaye teew fi ak ñi nga xamee ni tam ñoom la askan wi wóolu macha allah lëkkale leen ak ñi nga xamee ni ñooy autorité sanitaire yi nekk si commune bu Thiénaba bu ñu duggee si waxtaan wi da nga a leer tey nag li tax ñu taxaw mooy dotation en médicament bi nga xam ni moo war a jëm ci poste de santé yu nekk commune bu Thiénaba jóge ci mairie bu Thiénaba loolu la lañ doon jot moom lañ doon séddale bi ñu ko séddalee ba pare nag dañuy dem jox monsieur Assane Ndione mi nga xam ni moom mooy yëkkati kàddu ICP yi nekk ci commune bi bu paree mu jox ki nga xamee ni moom mooy monsieur Abdou Yaba Diop macha allah moom tamit mooy yëkkati kàddu ko ñi jiite CDS yi ci poste de santé yi nekk ci biir Thiénaba bu daanelee ñu jox monsieur Adama Diop directeur de cabinet mu yëkkati kàddu maire bu ko defee rek sant ak ngërëm lay nekk ndax am na changement bu mag boo xam ne am na ci ndax yëkkati nañ baar bi de 25% mooy 3 millions la daan nekk léegi ren ñu yëkkati ko ba à 4 millions mu nekk loo xam ne lu am solo la kon monsieur Assane ñu ngi lay jaajëful bu baax di la bàyyi nga nuyoo ak téléspectateurs yi bu ko defee rek nga daal di def sa dugal waxtaan bi. donc merci Niamé asalaamaaleykum mbokku Thiénaba yëpp ginnaaw bu ñu nuyu askan bi yëpp di nuyu monsieur le maire de la commune de Thiénaba monsieur Talla Diagne nuyu monsieur le sous-préfet donc di nuyu xalif général Thiénaba Baye Abdourahim Seck li ñu fi dajale tey nag nekkul lu dul mbégte rek di wane bëgg monsieur le maire si wàllu wér-gu-yaram lii depuis ay at mu ngi koy def fii nii si Thiénaba muy li nga xam ne moom la ñuy wax fonds de dotation de médicaments tey ñu ñëwoon pour def réception bi avec son secrétaire directeur de cabinet monsieur Adama Diop donc lu ma ci wax rek mooy que ne l'ensemble des ICP postes de santé yi nga xam ne ñoo nekk si communes yi muy 4 postes de santé yi ñu ngi remercier monsieur le maire si geste bi nga xam ne def na ko tey muy remise de fonds de dotation de médicaments pour les structures de santé fonds de dotation yi nag gouvernement bi lay jugee jëm si collectivités territoriales yi waaye dañ ko war a wàcc ba mu dem si population bi tey jii garab yi nga xam ne moom la ñu jot tey maa ngi taxaw fii di wax ne incha allah li nga xam ne lañ ci war a def muy ñu yóbbu ko fi nga xam ne population yi ñoo ko moom ñoo ko yeyoo dinañ ko fa yóbbu jox ko population yi ñi nga xam ne soxla nañ ko ba nga xam ne li nga xam ne moom la ñuy wax IB muy initiative de Bamako mu nekk médicaments yi nga xam ne dañ koy wàññi ba nga xam ne population yi dinañ ko mën a jot incha allah dinañ ko doxalee noonu. beneen bi si des tamit ñu ngi remercier le médecin chef de district de Khombole bi nga xam ne tamit am na liggéey bu mu ci liggéey bu bëri si wàllu commande bi ak ki nga xam ne tamit moom mooy secrétaire bu maire lépp li nga xam ne moom moo nekkoon wàllu liggéey bi nga xam ne moo ñu lëkkale woon ak waa PRA donc moom tamit dox na ci ba nga xam ne médicaments yi jot nañ ci ak jàmm ak salaam Adama également donc moom tamit élément la boo xam ne élément bu am solo si circuit bi nga xam ne médicaments yi si fa la jaar donc chaque jour dañuy wax téléphone ñuy étape bu ñu toll rek ñu waxtaan si ba lii yàlla def tey mu sotti
donc ñu ngi remercier monsieur le maire di remercier collectivité territoriale bi yëpp di remercier également le khalife général de Thiénaba waaw parce que lii aussi tamit am na rôle bu mu si joué parce que toog naa ak moom ñu waxtaan si bëgg structure yi muy rupture médicaments yi ak lu bëri loo xam ne si wàllu structure yi santé yi la dem donc lii tamit am na si impact nga xam ne tey jii toll nañu jóge nañu 3 millions yegg si 4 millions donc loolu dañ ciy gërëmee mboolem population Thiénaba di remercier également les 4 autres postes de santé sincèrement def nañu preuve de diligence parce que si distribution bi wax dëgg sa yàlla xam nañ ne Thiénaba lu muy recevoir si malade bëri na am na si lu bëri loo xam ne jàppale nañ si ba nga xam ne tey jii waxuma ne dinañu gaa am rupture waaye am na lu bëri loo xam ne seede nañ ko si médicament ba nga xam ne tey jii population Thiénaba nu mu toll dinañ leen mën a satisfaire donc loolu daal laa doon wax si activité bi di remercier population Thiénaba yëpp di remercier tamit journalistes yi seen liggéey rafet na parce que lii yéen a koy jëmbal tey ba population bi mën si jot jërë ngeen jëf ñu ngi remercier. waaw médicaments yi 4 postes de santé ñoo nekk si commune Thiénaba muy poste de santé bu Thiénaba poste de santé de Kër Yaba Diop poste de santé Banaj et poste de santé de Diayane donc 4 postes de santé yooyu yëpp ku ci nekk am na sa wàll am na wàllam si garab yi nga xam ne moom la ñu doon séddale tey donc muy la am solo parce que population yi ci nekk nañ ci gis seen njëriñ. ko sànq valeur de 4 millions mën nañu xam ñaata ku ci nekk ñaata valeur lay am. waaw ku ci nekk am na 1 million de médicaments donc 4 millions yi boo ko diviser par 3 ça va faire 1 million de médicaments yoo xam ne en liquidité moom lañ lay jox pour ce poste pour fonctionnement poste de santé bi pour at bi yëpp donc loolu am na solo waaye itam ñu ngi ñaan yàlla que année yi di ñëw tamit mu gën a yokku te gëm naa ne ñoom ñu ngi def effort boobu pour que loolu tamit mu mën a jëm si kanam. donc loolu pour njëriñu askan bi la te yaakaar naa ne ñoom dinañ ci liggéey en collaboration avec monsieur le maire ak ñu mu war a liggéeyal loolu ñëpp jërë ngeen jëf merci. yëkkati woon kàddu ICP muy ñeenti poste de santé yooyu mu lim léegi muy Thiénaba ak Kër Yaba Diop ak Bangaaj ak Diayane ñuy jaajëfal population yooyu di jaajëfal aussi ñi nga xam ni mooy équipe sanitaire yi nekk foofu ci poste yi di liggéey boo xam ne liggéey bu am solo la ñu ngi taxaw ni yëkkati nañ seen kàddu jox ko monsieur Assane tamit leeral li nga xam ne macha allah moom la yëf yi jaar ci loolu nag ku wax santé di nga wax CDS mooy kuréel gi nga xam ne ñoom ñoo taxawal foofu ci poste yi population bi ci loolu la ñuy jox Serigne Yaba Diop macha allah moom mooy yëkkati seen kàddu bu ko defee rek wax impression ak nan la yëge mbir mi. di jiital ci nuyoo bi nag ak ziar bi sëñ Baye sëñ Abdourahim xalif général de Thiénaba ñoo ngi nuyu aussi monsieur le maire à travers moom ñu nuyu toute l'équipe municipale. bon di rafetlu aussi lii ñu fi indi tey indi ñu fi daaw jéeg ñuy ñaan suñu borom mu wéy continuer. di gërëm bu baax aussi l'État du Sénégal ci dotation bi nga xam ne jaareel na ko ci conseil municipal bi en sa tête le maire ñu séddale ko ni ñu ko doxalee effectivement daaw 3 millions la woon ren yokk na alhamdulilah ñoo ngi ci sant bu baax a baax bon xam ne tolloowul sax ak di nit ñi soxla ci wàllu faju mais xëy na situation yi ñoo toll noonu ñuy dolli di ñaax monsieur le maire ci jaare ko ci Adama son représentant ici mu dolli rek xam ne ci askan wi rek la jëm te askan wi la yàlla xam doy na mbas mi fi dugg tax na ba kattan yi amatul solo CDS yi ñi ngi góorgóorlu ci li ñu man yëpp alors bu ko defee itam di fàttali que poste de santé yi am nañu beneen charge bu diis ci seen kaw muy wàllu électricité bi alors ñi ngi koy ñaax waxtaan nañ ci ak moom xam naa mi ngi koy bàyyi xel moo conseil municipal bi ñu seet nu ñuy jàppe ci électricité boobu alors xam naa ne ci budget yi di ñëw Adama Diop ngeen seet rek du sax loo xam ne dañ ko bëgg a sas maire mu génn ko ci poosam non mais nañ ko sóoraale ci poste budgétaire yi nga xam ne ñi ngi ñëw ñu bàyyi ko ci xel fi mu nekk nii poste boo ci gis li nekk ci loosam ci boru Sénélec bari na trop Sénélec xam naa ne am na benn clémence bu ñu ci am mais bu ñu ñëwoon tey ne na ngeen fay wala ñu coupé leen
boo moytul wér-gu-yaram gi dana gën a sooxewaat encore donc kon ñu yóbbante loolu rek au nom des CDS ñu yóbbante ko Adama ci maire xam naa ne dana ko bàyyi xel quoi. alors di remercier ICP yi CDS yi daal ñi ngi gërëm bu baax a baax ICP yi seen disponibilité seen yaatu seen dal ak ni ñuy accueillir malade yi vraiment ñun dal na suñu xel xaw ma yan commune de mais suñu yos ñoom vraiment ICP yi fi nekk alhamdulilahi rabbil alamin sawar nañu bëgg nañ liggéey bi ñi ngi ñuy jàppale ñun CDS yi ci liggéey bi parce que maîtriser wuñu dëggantaan lépp mais vraiment il collabore avec CDS yi bu baax a baax boobu cant ngërëm na dañ koy teg ci loxo Assane gis nañu effort yi mu def surtout ci liggéey bu mel nii mu jàlle leen ñu ko ñëpp daal donc xam naa ci gàttal daal ñu ngi sant di gërëm bu baax a baax voilà. jërëjëf ñu ngi sant di gërëm bu baax a baax kon mu ngi noonu cant ñeel na jóge ci CDS jëm ci ñi nga xam ne ñooy kilifa yi waaye jëm ci population bi waaye jëm ci ñi nga xamee ni tamit ñoom ñoo nekk autorité sanitaire yi nekk ci poste de santé yi di liggéey boo xam ne liggéey bu am solo la sant nañ waaye ñu ngi tàllalaat loxo macha allah monsieur le maire ak municipalité bu Thiénaba ci wàllu électricité ak yeneen yoo xam ni sax xañ na bu ñu gënee jege ci biir dinañ ko mën a yëkkati teg ko ci table bi mu nekk ndimbal loo xam ne lépp rek pour yombal la loolu la waa CDS bi wax ñu koy jaajëfal muy sëriñ Abdou Yaba mu yëkkati kàddu ñi nga xam ni ñoom ñooy CDS yi nekk ci poste de santé yooyu monsieur Adama Diop yow yaa fi teewal monsieur le maire nekk directeur de cabinet am yaakaar naa processus bi yow yaa ko topp ci début ba tey ñuy livrer nag médicaments yi yëg nga cant gi jóge ci ICP yi waaye jóge na ci CDS yi yow impression bi ak aussi ban promesse ak ban tontu ngay tontu jëmale ko ci demande boobu ñu tegaat ci table bi. am na mbégte lool tey di teewaat fii encore une fois di sant yàlla nag bu baax a baax lim ñu may ñu fekkewaat ko di nuyu bu baax Baye sëñ Abdourahim Seck di ko ñaanal yàlla wér ak gudd fan. mais di nuyu bu baax le sous-préfet di leen indil aussi nuyoo monsieur le maire Talla Diagne nga xam ne moom moo waroon teew fii tey mais nag empêchement moo tax ba tey jii teew fii ndax Augustin Tine ku ne xam na ni dafa am doomam boo xam ne dafa wàññeeku moom mu demoon ci loolu moo waral teewul fii tey donc di remercier bu baax ICP yi nga xamante ni ñoom ñoo fi nekk mais di kontaan bu baax aussi ci ñoom ni nga xamante ni noonu lañ nekkee. xaw ma ban commune mais suñu commune ñoom boo leen fekkee ñuy def partage bi vraiment dañ koy def ci sérieux mais dañ koy def ci aussi ku ci nekk xam ni lii kat moo jaadu lii moo war a nekk parce que ni ñuy defee concession pour Thiénaba xam ni Thiénaba li muy recevoir bëri na ñoom ñëpp ñu àndandoo ci xol bu sedd ni nañu garder lii Thiénaba kat pour que moom mu mën a satisfaire ay malaatam ñun ñu jël li ñam bu doon ñeneen na xëy na mën na am beneen animosité wala yeneen mais fii moom loolu amu fi donc loolu monsieur le maire waxoon na ni bu ma ñëwee aussi naa leen ci sant gërëm leen parce que à chaque année bu ñu ñëwee noonu lay demee macha allah daaw bi ñu fiy dajee vraiment waxoon nañ ni nañu yokk médicaments yi yàlla dimbali nañu ba ren yokk na 1 million comme niñ ko waxaatee aussi xam nañ ni poste de santé yi sonn nañu vraiment métti na ci ñoom dinañu gën a waxtaan encore ak le maire ak le conseil municipal pour que aussi ni ñu ko gën a mën a yokkaatee ñuy jéem a yokkaat médicaments yi ba mu gën a jëm kanam parce que xam nañ ni njëriñ rek lay doon incha allah rabi parce que ci population bi la jëmaat comme ni ko Abdou waxee aussi pour problème électricité bi waxoon nañu ko c'est une vieille doléance boo xamante ni vraiment jot nañ ci sax ay correspondance mais boobu ba léegi aussi ñu ngi ci waxtaan ci suñu biir di seet aussi en accord avec les autres municipalités naka la ñuy def ba nga xamante ni yenn yi dinañu mën a incha allah jàppale ci poste de santé yi bu baax a baax pour mu gën a jëm kanam incha allah rabbi kon daal di leen wax ni monsieur le maire à chaque fois mi ngi xool askan bi naka lañ leen mën a jàppale ba vraiment seen nekkin gën a mucc ayib donc lii mu doon loo xamante ni c'est prioritaire mu jëm ci wàllu santé ndax ku amul santé vraiment doo mën a def leneen donc moom it nee na lii itteem la incha allah rabbi lu mu ci mën dina ko def pour lu ngeen bëgg rek noo xamante ni mooy taxawaay gën a mucc ayib population bi gën a mën gis ci seen bopp nee na moom incha allah dina ci ànd ak yéen pour jàppale leen pour loolu mën a nekk. man aussi je serai votre interlocuteur auprès du maire lépp loo xamante ni wax ngeen ko fi dinaa ci waxtaan ak moom défendre ko aussi ba incha allah loolu ñu mën ko am donc vraiment dañuy sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax ni aussi je crois que ni dañuy def remise bi la remise symbolique pour jël médicaments yi jox ko poste de santé bi.
symbolique macha allah moom la ñuy def noonu kon après di ngeen xool li nga xamee ni moom moo xewoon ci biir ci dispatching bi am kon monsieur Abdou Yaba gis ngeen ko mu ngi noonu kon jóge na ci loxoy municipalité muy mairie bu Thiénaba dem ci CDS bi waaye dafay demaat rek mujjaat dem ci ki nga xam ne mooy ci ñi yore santé bi ci wàllu gox bi gis nga monsieur Assane Ndione moom moo ko recevoir kon ñu ngi jaajëfal population bi li moo xewoon fii ci mairie bu Thiénaba di jaajëfal téléspectateurs yi nga xamee ni saa su nekk ñu ngi ànd ak ñun di ñu gunge waaye jaajëfal nañ mairie bu Thiénaba jaajëfal nañ ñi nga xam ne ñoom ñoo yoree wàllu santé ci gox bi jaajëfal CDS bi représenté population bi waaye jaajëfal Thiénaba TV ci liggéey bu am solo bi Talla Sarr la ñu àndaloon ci caméra bi Moussa Ndiame Gueye ci waxukaay gi joxante dig daje incha allah yeneen i jataay jàmm ak xéewal ak sutura yàlla na yàlla def musaawaan baawaan ci Thiénaba ak li ko wër asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thiénaba TV à votre disposition pour la couverture de vos événements, pour la couverture médiatique des grands événements. Si elle t'a plu, appuie sur abonner et sur la cloche pour ne plus rater les vidéos qui suivent. Thiénaba TV avec vous avant, pendant et après.